tey ñu ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Manoumbe Cissé dëkk fii HLM Thialy bon man nag maa fi nekk actuellement d'abord maa ngi rafetlu seen visite bi di ko rafetlu di ci kontaan de nuyu aussi ci turu quartier bi yëpp tey je pense que ni nga ma ko waxee da ngeen fi ñëw pour nemmeeku quartier bi dégluwaale nit ñi ci affaire u chef de quartier délégué de quartier bon bien sûr que man dinaa ci sawar a wax parce que sama waajur bi fi jógee bi gaañu faatu le 1er août moo fi nekkoon délégué de quartier El Hadji Demba Cissé nekk fi pendant plus de 30 ans comme délégué de quartier nekkoon fi même président de tous les délégués de quartier de Thiès bi doyen Souleymane Kanté yor tey moom moo ko yor mu dem ba vraiment mënatu ko mag la mu jël ko jox ko Souleymane Kanté mu diriger tous les délégués de quartier de Thiès donc yàlla def na mu jóg yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll. liggéey fi aussi liggéey bu rafet ci quartier bi au-delà même du quartier muy Thiès yëpp ñëpp xam nañ ko ci taxawaayam ci dëkk bi ndax tey booy seet Thialy gii tey am na ci infrastructure yu fi amas néew moom ci moom la jógee boo déggee école Thialy moom la ci moom moo tax mu am fii boo génnee marché Thialy bi moom moo tax mu am fii même HLM yi tey nekk fii moom ci ñi nga xam ni ñoom ñoo ci jàpp pour mu am ko moom ci la bokk donc tey infrastructure boo fi gis fii ci Thialy rek moom moo ko fi indi donc ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax loolu mu fi bàyyi woon nag ñun ay doomam lañu moo ñu yar ñu jóg nag di ko ci mission boobu ñu ciy jàpp di ci taxaw ndax daf ñu ko confié woon ndax bu muy dund quand même ku nekk doomam bu nekk xam na yow fa nga mëne woon dala daan confié nag ay mission ca la nga mëne moo tax moom fi jógee ba léegi wax dëgg yàlla man may assurer intérim bi may délivrer actes yi may régler problèmes diggante nit ak nit ñi vraiment daal ñu ngi koy taxawu comme ni mu ko bëggee woon daal ñu ngi koy doxale noonu en attendant ñu xool lan mooy am ci kanam. d'accord mu mel ni ñu bari instant bi ñu ngi jub ni ñoom it bëgg nañu li góor gi yoroon ñoom it ñu wuutu ko ci muy délégué de quartier am na ay ñoom Ibrahima ak ñeneen am na sax un jeune bu tudd Nasser Diouf ñoom ñëpp ñu ni dañu bëgg ñoom it nekk délégué de quartier bii di Jaxaw Thialy yow candidat nga wala nan nga gisee loolu. waaw li nga wax ni man mi sax dégg naa ko ñu bari jóg nañu ne dañoo bëgg nekk délégué de quartier waaw nit ku nekk nag sa bëgg-bëgg kenn du la ko xañ ku nekk bu la neexee nga wax sa opinion bu librement mais toujours est-il que rek délégué de quartier du loo xam ni dañ koy voter parce que nit ñi dañoo xamul la procédure c'est pas comme ça on ne vote pas un délégué de quartier mos Thiès ba Thiès daj mosoo fi taxaw ne kat ñi ngi voter délégué de quartier fii wala fee déedéet amagul en général liy am sax bu délégué de quartier wutoo en général doomam moo koy succéder moo koy wutu mën naa la fi seel quartier yu bari boo demee Ngent boo demee Kër Ma Alaaji boo demee Medina Fall ay quartier yu baree bari tey moitié de quartier de Thiès yëpp tey boo fa demee bu fa seen ba délégué quartier bi gaañoo doomam moo ko wutu mais ça veut pas dire que loolu moo war a am déedéet non donc délégué de quartier am na procédure ndax man mii di wax ak yow participer naa ci fal délégué de quartier Ferdinand bii gaañu Thialy kii ci Petit Thialy mais ñi ko doon proposé man ci laa bokkoon booba j'étais conseiller municipal adjoint au maire donc y a une procédure bi mën naa la ko expliquer c'est pas difficile il est bon que ñu xool ci quartier bi ay notable quartier boo gis am na ay notable am na ay imam am na ay kilifa yooyu seen bopp ñoom ñooy toog waxtaan proposer nit
ne kat diw mi kat yaakaar na ne kat mën naa nekk délégué de quartier bi buñ ko proposé ñu yóbbul ko maire le conseil municipal je veux dire conseil municipal bi jàllale ko au conseil ñu voté ko buñ ko voté ba conseil bi adopté ko d'accord ci ñu doog ko entériner ne décision bi conseil municipal entériné na ko bu ko entériné sax il faut mu yóbbu ko ci sous-préfet ou bien préfet mu def approbation après sous-préfet yóbbu ko ci gouverneur yóbbu ko au ministère de l'intérieur ñu doog a jël décision pour mu nekk délégué de quartier voilà comment ça se passe mais amul un collège électoral boo xam ni ñoom la ñuy woo ñoo leen ngeen voté tey la ñuy voté amul mësul am. mais am fi mu toll nii am na ñuy ay signature sax. bon loolu lépp c'est pas la procédure c'est pas la méthode parce que nag délégué de quartier du tey rek yàgg na am yàgg nañ ko fal c'est un choix que les populations font mais il y a une catégorie am na catégorie population boo xam ni ñoom la kat ay notable ay imam ñoom la ñuy wax kat seet leen ngeen tànn kenn seen biir. bu ñu ko tànnee ñoom ñu proposé conseil municipal comme ni ko waxee léegi conseil municipal bi entériné ko defal ko décision pour mu nekk délégué de quartier. yow candidat nga yow. bon moi personnellement ñu bari sax dañu yaakaar ni moi je suis candidat mais je ne suis pas candidat du ma candidat conseil municipal du ma candidat délégué de quartier. déedéet ça c'est pas mon choix ça je vous le dis très clairement mais je suis obligé fi ma nekk nii tey. assumer intérim bi ba sama waajur li mu fi doon def lu ma ci mën ci lu baax dinaa ko def pour le quartier sauver ko téye ko ba tey ëllëg kenn ñëw ñu teg ko ci loxoom moom mu continuer mission. mais yow ci ñooñu am nga ci kenn koo ci peut-être koo ci gis ni am na bon profil. bon certes je sais que son papa quand même amoon na fi ay nitam ñu ko jege woon ñoo xam ni sax da leen délégué woon ci délégué de quartier dafa jël pouvoir yooyu délégué leen ko. am na fi ay nit ñoo xam ni jëloon na wax dëgg yàlla ba nekk mag nga xam ni quartier bi yaatu na koñ bu ne am na ku mu fa tànnoon kat ne ko kat téel ma lii lu xew ci koñ bi réglé ko jarul sax mu egsi ci man ñooñu ñi ngi fi ñooñu ku ci taxaw tey ne da ngaa bëgg ñu xool bu dee notable yi kilifa yi sage parce que délégué de quartier doit être un sage c'est que am na parfois aussi gis naa nag ay xale jóg nangam yooyu mais doit être un homme respecté war nga am ay critères yu ñuy dégager profil dafa war am profil c'est pas un problème de dafa am profil ñu respecté la parce que quartier parfois dem ay problème nga war a jóg dem régler ko toog ak ay kilifa ay autorité war nga mën a dem ci autorité yi ñu mën na recevoir déglu la pour nga régler problème quartier bi mais il faut pas que les gens pensent que da ngay xëy de quartier non nit ki am na loo xam ni quand même vraiment pour respecter waa quartier bi war nañu faire un bon choix koo xam ne ëllëg ku fi am jafe-jafe mu mën a taxawu quartier bi moi je pense que loolu moo gën loolu daal vraiment mooy choix bi nga xam ne man mooy sama choix man su may wax yi damay wax koo xam ndax ëllëg boo taxee wóor na ma ne yow di ngay mën a taxawal quartier bi. bon man je ne propose pas. personnellement du ma proposer ma Samba du ma proposer ma Demba mais bu jotee ba ñu toog rek je pense que koñ bi quand même am na fi ay kilifa. am na fi ay kilifa aada am na fi ay kilifa diine ñoom bu ñu toogee nekkat bu ñu sañoon nañ ko def diw ñun ñëpp ñu déggoo ci kàddu waxtaan ba juboo ànd dem nekkat maire bi ñu kat kii mooy suñu candidat su boobaa maire yi mënu ci dara maire bee ku par A ou B waa quartier bi taxaw ne kii la ñu soxla moom dañuy def ko du entériné ko koo koy nekk délégué de quartier bi moi je pense que c'est la voie parce que jarul xëccoo jarul xuloo jarul xeex mission bi man xam naa ci lu bari yombul c'est pas facile dañ la déranger di nga dem régler ay problème police di nga dem rek problème tribunal parfois nga fay ay bor vraiment tu es toujours sur le feu donc loolu daal vraiment daal nañ def un bon choix pour vraiment l'avancement du quartier man daal loolu lay ñaan yàlla. Ibrahima Thiam. actuellement nii candidat la ci délégué de quartier bi nga xam ne mooy fii Jaxaaw Thiali waaw. waaw chef de quartier bi fi nekkoon di sunu papa Alaaji Demba Cissé yàlla dafa dogal mu dëddu jamono yële war na mat léegi mu xam naa am 3 mois vraiment moom moo nekkoon délégué bi
waaw pour l'instant nii je crois que doomam moo yor intérim bi bu ñuy wax Mandoumbe Cissé waaw moo yor intérim bi. man dama nekk ci quartier bi laa juddoo yaroo fii màggee fi vraiment boobu ba léegi maa ngi ci quartier bi wax dëgg yàlla di yëngu ci yu bëri njëkke woon ci ASC Ngalam nekk ci ASC bi yor ci ay responsabilité nekk ci président d'organisation ASC bi di ci def lu ma mën ak lu ma mënul jóge ci nekk fii ci quartier bi wax dëgg yàlla nekk koo xam ne tamit damay yëngu ci lépp loo xam ne luy social la wala lenn loo xam ne luy doxal quartier bi la lu ma gis tamit muy nekk ci ay jafe-jafe ci quartier bi tamit dama ci xar sama tànk tubéy daal dem taxaw ci loolu. waa quartier bi dañ fi fekkoon sunu mag ñi ñoom ñu nekk doon gérer quartier bi mais actuellement nii dafa naa ne ak Sénégal fi mu toll nii dafa bëri yoo xam ne yu bëri yoon la maanaam du ma ne jeune la parce que j'ai presque 49 ans léegi ma dugg sama 50 ans ba tax na tey jii nii yoon la daal ñu daal di relever yenn affaires yi jël yenn détails yi à main jël ko parce que quartier bi am na yu bëri yoo xam ne war nañ ci mën a taxaw parce que yenn saa yi dinañ am yenn jafe-jafe yi ci gox yi ci gox biir quartier bi yëpp dañ fi am yenn jafe-jafe war nañ ci yooyu daal tax na ñun ñu bëgg am nañ ci daal ay yaakaar yoo xam ne war nañ ci mën a taxaw daal pour suñ ko yàlla joxee ñu am yenn yoo xam ne dinañ ci taxaw pour yu bëri ñu daal ci tegaat suñu tànk ba mu gën a jaar yoon daal. yeneen candidats yi dama leen gis rek comme ay candidats waaw parce que yaakaar naa ne daal incha allah rabbi xam nga yéen a ngi nii da ngeen fi ñëw rek man woowu ma leen vraiment prestige woowu ma leen da ngeen jékki-jékki ñëw demandé ma laajte ma. waaw kon damay ñëw wax leen li nga xam ne man laa xam man sam bopp daal laa xam te su ngeen duggee ci quartier bi après je crois que war ngeen mën a dugg ci quartier bi ngeen demandé waaw man yàgg naa nekk ci quartier bi ñëpp xam nañ ma parce que su dul lii sama koñ bi ba koñ bi foo dugg nga ne kan mooy Thiam ñëpp dinañ la wax man maay kan te gis naa ne am na candidat yoo xam ne tey jii am na yenn ruq yoo xam ne suñ fa duggee dañ naan kii ñii ñan lañ waaw kii kan la non bëri na loolu ñoom waa koñ bi dinañ ko xam ñoom su fekkee jot nga leen wala ñoom ñu dugg dinañ xam ne kii kan la wala kee kan la ñooñ di xëccu ci quartier bi mais man yàgg naa ci quartier bi yor naa fi association actuellement man maay jiite écrit Samba Diaw bi nga xam ne moo nekk Jaxaaw Caali mu ngi commencé raay ba Jaxaaw ba Pont Morolan man maay président bi su loolu weesoo man maay am nañ fi association boo xam ne ñu ngi ko tuddee ànd bokk xalaat pendant 17 ans 18 ans ren mooy 18e année bi ñu fiy def lu mel ni social di ci dépenser chaque année des millions waaw di fi def consultation gratuite di fi def lépp di fi dindi ay bëñ di fi def échographe di circoncision xale yi ren bi le 18 passé lañ ko mujj def te yooyu yëpp ñun ñoo koy diriger kon yaakaar naa ne waa koñ bi ñun duñ ñu laajte xam nañ ñu. waaw léegi nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Pape Doumbouya vraiment sunu waay la sunu lépp la di leen laaj tamit ngeen dugg ci koñ bi comme da ngeen di demander ngeen dugg ci koñ bi laajte ñoom dinañ leen wax parce que ñoom xam nañu ñun xam nañ ñu ngi ñaan yàlla nag li ñuy yootu nii yàlla teg ko sunu loxo parce que am nañ ci ay ambition te incha allah rabbi ñun gor lañu waaw. wax dëgg yàlla dinañ lépp li nga xam ne rek war nañ ci incha allahu rabbi ñaan nañ yàlla teg ci suñu tànk ba kenn duñ joxoñ fenn. Serigne Bara Cissé lañ may wax waaw Serigne bi maa ngi lay nuyu di nuyu waa Prestige yëpp di nuyu seen kilif di nuyu askan wi yëpp di leen jaajëfal tamit tabaarakallaahu laaj nga ma lu am solo mooy nan nga gisee maanaam gox bii di Thialy. ni na ko gisee am na nitu yàlla bu fi nekkoon ñi faloon ko chef de quartier ñi koy wax góor gi Moussa Ciss yàlla dogal mu làqu li mu làqu rek boobu ba léegi nit ñaa ngi dox ci ñu wut beneen chef de quartier lañ wax waaw léegi man loolu awma ci xam-xam sax waaye en tant que citoyen dëkk ci maanaam réew mi dëkk ci dëkk bi lu xew dañ may wax lu xew muy jàmm muy ay yëpp dañuy ñëw ci man fa tabaarakallaahu mën nañ fee
toogee toogaay boo xam ne njaaxaanaay lay tudd xam nga kooku ku toogee njaaxaanaay du soxla nga naan diw waaye comme da ngeen a ñëw laaj si nan ngeen gisee maanaam quartier bi ni ñu ko gisee mooy tabaarakallaahu ki fi nekkoon moom liggéey na liggéey bu rafet boobu góor gi Moussa liggéey na liggéey bu rafet bu am solo boo xam ni population bi fi nekkoon ñëpp ko rafetlu waaye xam nga tabaarakallaahu ñu bëri ñëw nañ ci man nag di wax ni bëgg nañu ma chef de quartier bi ma xamal leen carrément du man maay fal loolu ci wàllu administration bi lay doon waaye nag kenn ku ne am nga xalaat ne diw daal bu ñu ko joxoon mbir mi daal njortu rek lañu parce que nit tamit kenn xamul njortu nañu dina ko mën a yor maanaam yor bu baax. léegi sëriñ bi yow ci ñooñu ndax yow surtout li nga waxee rek bi nga nekkee sëriñ da nga nekk citoyen dëkk ci gox bi am na ñu bari ñoo xam ni bëgg nañu nekk délégué de quartier fii nii mais yow ci ñooñu ñëpp kan nga ci gën a xam koo ci gën a miin gën ko xam jàpp ni moom itam am na profil bi waxuma nag nga nit ñi mais ba xam jàpp nga ne am na profil bi. waaw xam nga laaj la boo xam ne tontu bi dina jafe parce que li ma la wax ci au début mooy ñun njaaxaana na liy tëddee fi ma toog nekkaloon fi sama waajur mu wanoon ma yoon wi ba app bi jot mu dem bàyyi ma ak liggéey bi boobu ba léegi maanaam ñi ci doxal suñ kam lay kattan suñu borom diñ ci suturaal bu baax nag ndax sutura gi mooy lu toll ni daara ay téeméeri nit ñëw ku ne nga war a def ci boppam alxuraan def ci boppam xam-xam ak éducation bu baax loolu du li ma bëgg a wax daal mooy loolu maanaam ndimbalu yàlla li sëriñ Abdou Khadir Mbacke daa wax rek jàmbaar amul ku dimbali am kon loolu maa ngi ci sant yàlla ñu ngi ci dimbali mais askan wi fii dañoo yaakaar boo xam ne ñun ku boppam di metti sax bu ñëwee fii rek sax day jàpp ne aajum du faju lu waay nekk muy gis nga am na yéen bi ngeen ñëw fekk leen fi maa ngi door a ñëw nii bu ñu xëyee kenn ku ne damay xaar maanaam ci tuddam yaakaar ne man maa war a mën a uuf doomam tudd ko miraas yeeg ñi am problème yëpp bu ngooree nag damay toog nit ñi di ma fekk si di wax seen problème ak seen aaju man noonu lay liggéey suba gi nii dañ may xaar ay tudd may dem ay miraas ba heure bii ba ma pare ma ñëw nekk ci daara ji ba 5 heures boo 5 heures boo ñëwoon fii tey da ngay fekk fi fees del nit ñi 16 heures demi dañ commencé ñëw maanaam di rang fu ne lañu bàyyi ko ci gox kenn ku ne ak sa problème léegi ci loolu yenn saa yi sax nit ñëw ne ma maanaam comme masalan barki démb am na ko ñëw jabaram fay mu jaaxle loolu dem Ibrahima Thiam laa woo Ibou Thiam boole ko maam ngañ ci sa mi ak Aji Moussa Konté jëwriñ ak Modou Badara doomu Serigne Fadilou Kane nañ leen dem leen régler problème boobu ñu dem yàlla dogal ñu fekk fa borom kër mu ne Serigne Bara Cissé de lu ñu ñaan dinañ ko may xam nga loolu Ibou Thiam dem maanaam régler loolu te lu ko jiitu moom Ibou Thiam yu mel noonu dama koy woo ne ko dama régler problème sàngam mu dem régler ko dafa considérer boppam comme taalibe kër gi lu mel nii bu ñëwee mu ñëw ni ma soxla naa chef de quartier bi kat soxla naa ko ma ne ko loo wax ni mu ne ma soxla naa maanaam ñi fal ma liggéey comme chef de quartier kon dinaa xam ni kii kat suñ ko joxee mbir mi dina ko mën a yenu ndax koo xam ni balay daraa xew danaan liggéey ci social kër gu am problème su ma ko fa yebalee day dem régler problème boobu ñëwaat maanaam rendre ma compte kon xam nga ku mel noonu yàgg naa dox maanaam ci mbir yi te gëm naa ni daal moom suñ ko joxoon dina mën a kii daal waaw moom jàmbaar la woon. maa ngi tudd Papa Ibrahima Ndoye di maître menuisier dëkk Thiali. Thiali nga dëkk. waaw de toute façon ñu ngi dool yeesal suñu njaal ci sunu papa Demba Cissé ndax sunu papa waajur la ñun ñëpp mu yoroon ci nekkoon ci quartier bi ñu bokk ci njabootam mais chef de quartier du yëfi ndondan yëfi quartier la Thiali aussi quartier bu mag la bokk na ci quartier yi gën a mag ci Thiès
am ay notable am ay kilifa yu mag am ay nit ñoo xam ne am nañu taxawaay ak gëdd pour war a mën a yëkkatiwaat quartier bi tegaat ko ci yoon ba nga xam ne quartier bi lépp loo xam ne laaj na ko ci keneen quartier yi di ko am quartier Thialy war ko mën a am. waaw bu fekkee ne chef de quartier jóge na fi doomam xalaat ne dafay yëkkati loxoom man pour man problème ndono la te chef de quartier moom ndono moom mën na ci ñàkk moom vraiment compétence yi ñu ngi fii ñun taxaw nañu pour jël quartier bi ñun fii lañu juddoo fii lañu yaroo fii lañu màggee li ñu am yëpp fii lañ ko amee waaw kon quartier bi war ñun taxaw nañu pour xeexal ko laajal ko delloo ko ak xam ndax quartier bi ñun desaluñu dara xam nga quartier boo ci juddoo màggee ci yaroo ci desalu la dara am ci njaboot say waajur faatu ñu denc leen fi vraiment quartier boobu yow yaa ko desel quartier boobu desalutu la kon quartier bi dañ ko bëgg a taxawu gérer ko ni ñu ko war a gérer ñu am équipe collégiale bu dëgër pour que vraiment quartier bi amaat gëdd yi nga xam ne moom lañ gën a séntu ci moom. noo gisee yeneen candidat yi. ah yeneen candidat yi ñoom nee nañ ñoo gagné de. non ñoom am nañ droit xam nga quartier bi ku nekk am nga seen bëgg mais waa quartier bi ñooy tranché quartier bi moom ñi fi ne xamante nañu. ñoom lañ gën a xam. waaw mais xam nga fii moom ku ma fi gën a xam moom bu émission bi jàllee ñu xam kan la ñu gën a xam. kan moo gën a am njëriñ ci quartier bi émission day am loo xam ne day atte boppam. waaw dañuy xam ne quartier bi kan moo fi gën a am njëriñ ak quartier bi kan lañu gën a wóolu ak quartier bi kan lañu gën a yaakaar waaw loolu moom bu émission bi démarré rek di ngeen xam quartier bi kan lañu gën a bëgg incha allah. ni ma ko gisee wut beneen chef de quartier rek def ko man noonu laa gis parce que ab koñ dafa war a am chef de quartier. waaw Ibou Thiam laa yaakaar ni moo gën ci quartier bi waaw parce que dafa yaru xale bu yaru la xale bu baax la te jox na nit ñi ay cër waaw te xamaluñ ko dara ba ñu nekkee léegi mu mat 30 ans te mu suñoo xamal moom dara loo xam ne ni que nii mënuñoo génn ci këm daal waaw man daal doy na ma waaw samay njaboot itam doy nañu waaw képp koo xam ne ni que na mooy sama njaboot sama waa kër yëpp daal doy na ma waaw. sant alhamdulilah sant bu baax a baax a baax Alioune Sall jàkkal fa càmbaan waaw ginnaaw buñ musoo ci seytaane ñu ñaan suñu borom yàlla suñu borom tàbbal ko àjjana moom mi fi nekkoon di Alaaji Demba Cissé taxaw na quartier bi taxawaay bu rafet waaw waaye ñun ndaw yi ndaw gox bi dañuy sàkku chef de quartier boo xam ne ndaw la waaw bu ñu sañoon dañuy fal ndaw ndax li tax mooy buñ ko waree corriger ñun ndaw ñu corriger ko waaw mais ndaw du corriger mag waaw te mag ñeet dañ ne mag seen wàllu wéy na nañu fal ndaw boo xam ne nii ci gox bi la dëkk buñ ko waree wax dëgg taaj ko wax ko dëgg waaw te it wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ci candidat Ibrahima Thiam waaw bu ñu sañoon ñu fal ko parce que ndaw la te dëkk na ci gox bi waaw te gisuñu it lenn lu ñaaw lu mu def ci gox bi waaw ndaw la te bëgg na waaw kon dañu ñaan suñu borom defal ko xéewal. nan nga gisee yeneen candidat yi waaw ku mu doon sa wërsëg rek yàlla na nga ko jël waaye ñun ñàkk féete day xañe wërsëg ñun suñu féete mooy Ibrahima Thiam ñun nañ ko jàppale keneen ku mu doon sa wërsëg nag yàlla na nga ko jël ci jàmm waaye ñun bu ñu sañoon moom moo koy jël parce que buñ ko waxee dina def liñ ko wax waaw te it ndaw la te am naa yaakaar ne dina am yéeney doxal quartier bi ca kanam